jaa ngeen jëf ci ànd bi ak ñun ci seen télévision yi TV delluwaat sant suñu borom tabarak wa taala mi ñu may kattan ak wér ba nu àndaat ak yéen tey seen émission bi ngeen baaxoo ànd wax ci mel nii muy Kenu Askan Wi. Kenu Askan Wi bu ngeen déggee baat bi Kenu Askan Wi di ab pëj bu dëgër boo xam te ne bi askan wi ko moo seen bopp di waxtaan lu soxal askan wi ci Sénégal. tey nag ñu ngi jël li nga xam mooy mbirum paju gi ndax bu ngeen xool ñu ngi ci weeru octobre bam teroo ba léegi xam ngeen ne ñu ngi ci weeru sensibilisation maanaam xeex li nga xam mooy mbirum cancer ñu ngi ko duppee octobre rose octobre goo xam te ne bi soxna yi ñoo ko moom di ngeen ca waa LISCA ñu ngi ca àndal seen i partenaire di wër Sénégal di waxtaan ak soxna yi ndax jàngoroy sànkar mooy cancer la muy faat dafa bari lool ci réew mi ak ci bitim réew rawatina soxna yi boo jëlee cancer du col wala nga jël cancer du sein daanaka li muy faat bàyyi na ñu dafa dem ba toll foo xam te xëy na bu ñu ko waxtaanee mën naa dem ba dana wàññi ko bu nee ba ñu xam ko teel a jóg dem l'hôpital teel a def dépistage maanaam xool seeram ndax da nga ko am wala déet teel def autopalpation bi maanaam xool say cër ba xam am na lu ca feeñ am déet loolu lépp boo ko xamee day tax nga fagar loolu na ci la waa LISCA taxaw ak ñi li ngànk octobre rose gi tey jii ñu ngi ànd ak docteur Valérie Ndiaye Valérie ma lay nuyu bu baax ngay nutritionniste di médecin aussi waaye bokk ci bureau association bi ëmb femme médecin yu Sénégal ma lay wax dalal jàmm ci plateau Kenu Askan Wi. jërëjëf maa ngi lay fay maa ngi nuyu téléspectateurs yi ITV yëpp. jërëjëf ci invitation bi. tabarakàlla jërëjëf tey ni nga ko waxee nga bokk ci kuréel yi ëmb soxna yi nekk ay médecins ci Sénégal tey gis nga ko octobre rose bi mi ngi tàmbalee sori tey mooy ñaar fukki fan ak benn 21 jours yi kon mi ngi sori boo doon def xëy na benn xayma def benn taxaw seetlu benn bilan mi parcours loo ñu mën a wax sa appréciation par rapport ak octobre rose bi ñu ko lancé ak léegi Sénégal ak sensibilisation bi. donc octobre rose weer la boo xam ne. ci Sénégal ak ci yeneen réew yëpp dañuy gën a wax ci affaire wu cancer surtout li ñuy gën a wax mooy cancer yi laal jigéen ñi mais cancer yi yëpp la ñuy wax parce que day laal jigéen day laal aussi góor donc octobre mooy weer bi nga xam ne ci at bi yëpp foofu la ñuy gën a wax ci affaire cancer pour lan pour ñu aar ñi ni comment on dit prévention. fagaru. voilà ak aussi teel a jóg. bañ a bàyyi ba cancer bi egg yenn stade yi nga xam ne kenn mënatu ko faj. donc loolu la ñu bëgg a xeex te loolu ci sensibilisation lay gën a jaar maanaam nga wax nit ñi nan la ñu war a def di leen expliquer di jël seen temps di def ay campagne de sensibilisation information. ak aussi dépistage donc am na ay place yu bëri yoo xam ne nit ñi dañ fay ñëw duñu fay dara dañ leen di dépister pour ñu bañ a xaar rek ba nit ki di yéeg dara ci yaram bi ñu teel a xool yaram bi ba xam ndax amul ay signe boo xam ne cancer mu ngi commencé wala bokk signe boo xam ne foofu mooy comment on dit mooy lalu cancer bi maanaam am na ay voilà am na ay inflammation ay infection yoo xam ne nit ki bu ko amee da ngeen attention kii mën na dem ci cancer donc teel a jóg boobu mooy tax ñu wàññi cas yu ñu am léegi ci fagaru bi voilà donc ci weer bi exactement weer bi daal loolu moo tax ñëpp dañuy jóg ku nekk sa wàll nga xool li nga mun a def pour mun a jàppale ñi nga dëkkal voilà ñi nekk ci région bi ci dëkk bi yan action la ñu mën a mener pour wàññi feebaru cancer bi parce que vraiment day gaañ suñu population. te mën nañ ko prévenir waaw. te mën nañ ko teel a taxawee. mooy prévenir maanaam teel caa jóg ba lu muy ëppi loxoom. alors yaa ngi koy wax sànq bu fekkente ni li ko tax a jóg mooy sensibiliser mooy wax askan wi waaye itam fexe ba kër docteur ñu mën a def dépistage bi maanaam. xool sa yaram balaa nga yëg feebar bi ndax cancer dafa bokk ci feebar yi nga xam dañoo silencieux maanaam. dañuy dox seen dox kenn du ko yëg. boo ko yëg day fekk na jekk noonu la. moo tax kon teel ga jóg mooy li baax. alors tey boo doon def xëy na benn xayma tuuti ci mbirum taux bi nu amoon pourcentage bi. dinaan xëy di am ay tant de cas par an. est-ce que tey am na tuuti benn soppeeku boo gis. par rapport ak li Sénégal de def xeex cancer bi. octobre rose ñu koy doxal bu baax léegi est-ce que gis nga ni feeñ na ci
taux bi nga xam doon na fi am ñi am cancer par at ci Sénégal. si wàññeeku na parce que li amoon ci 15 ans wala 20 ans ci ginnaaw wala 10 ans ci ginnaaw wàññeeku na ak li ñu am tey donc loolu peut-être LISCA moo ñu gën a mën a jox ay chiffres yu précis mais en tout cas statistiques yi moom wàññeeku na xam nga wane ne daal taux bi mu ngi wàññeeku waaw mu ngi wàcc te loolu dañu yaakaar ne activités yi ñu def depuis ñu commencé octobre rose loolu moo tax cas yi di wàññeeku donc moo tax ñu am si yaakaar bu bëri moo tax ñuy continuer di def ay campagne li ñu gën a mën a def ci campagne rek dinañ ko def pour continuer di wàññi cas yi cancer. macha allah xeex bi kon day wéyali di wéy fi ñu toll nii ñu ngi ci daanaka fukki fan 10 jours moo des ñu jeexal campagne bi. ci mois d'octobre bi nga xam ci la nekk nii tey est-ce que am na lu ngeen di wàcc yoo xam day doon ay xumb ay événements yoo xam ci weer wi lañ ko jagleel waxtaan ak nit ñee ko tax a jóg ngir ñu mën a xam ni kon octobre bi lañ ci bëgg a jublu fi lañ ci bëgg a dem itam. suñu association. justement samedi bii di ñëw le 23 octobre. am na activité bu ñuy def muy benn fitness show. donc benn espèce de nouveauté la. fitness show la tudd. ku ci bëgg a xam exactement lan la na ngay ñëw. pour xam lan mooy activité bi. donc en fait dañuy def benn mini randonnée. lu ngeen jublu ci fitness show bi maanaam da ngeen jàpp ne kon nit ñi woo leen ci mbirum sport. voilà lu tax loolu exactement parce que ci activité yi nga xam ne. day dàq cancer. sport bi bokk na ci. wala bokk activité physique maanaam. yëngatu yaram bi dafa soxloo. sport rek. tuuti bouger. donc chaque jour li ñu laaj mooy. nga ñax pendant 30 minutes. kon xëy na. reer tëdd jaay affaire driyanke naan yu sedd tëdd nelaw am tuuti kii jàpp ne yaa ngi ci jàmm kon loolu danger la ci koo xam ne journée bi yëpp yëngatuwul maanaam yenn liggéey yi nga xam ne tout le temps da ngay toog benn place amoo benn activité waxuñu sport ay compétition ak yooyu non na nga yëngatu rek par exemple kiy dox dem marché au lieu ngay jël oto bi na nga dox booy dem nga dox booy ñëw peut-être bagage yi dafa diis nga doog a jël oto ainsi de suite kuy liggéey par exemple ci étage nga bañ a jël ascenseur nga yéeg escalier bi noonu comme fii kon élèves yi tamit comme immédiat par exemple tey ITV soxna yi fi nekk ñoom Dorine ñoom madame Mbodj coupel ascenseur bi nañu bàyyi ascenseur bi coupel ascenseur ci jël escalier yi di yéeg di wàcc wala bokk nga tere ki nekk premier ba 3e étage muy jël ascenseur nga ne ko ba 3e étage jël leen escalier en tout cas c'est des exemples pour wane ne ñun actuellement vie moderne bi surtout en ville amatoo benn activité physique kon de xanaa ñun kaw yi dëkk ca kaw ga di bay noor bi ngay ne ci taxani meeg yooyu xam nga yooyu oui yooyu de xanaa kon ñun xanaa cancer yooyu sport bi ñuy def mën ñu dimbali tuuti ba du métti ñu wala waaw loolu moo baax ci yaram bi mais boo xoolee loolu actuellement nii même ñi ngay wax ni en milieu rural léegi dañu xaw a toog benn place parce que machine bi ñëw na machine bi mooy soq xëy na mooy soq mooy voilà buy mooy wol am na sax léegi machine buy rouler maanaam pour kii bi cere bi mooñ kon léegi machine yaa ngi yëpp léegi courant la électricité donc waaw am na mais est-ce que loolu du erreur machine bi mooñ cere mbaa du ko def doom bu sew mbaa bu di yàq cere ji aussi non après bu mooñee ba pare après am na calibreur maanaam day génne bu sew bi ak bu dijj bi ak yëpp am na jamono ngi donc alors kon daal jàpp ngeen ni sport lu baax la ci ndeysaan activité physique daal moo baax ci nit chaque jour dañu laaj 30 minutes boo xam ne sa yaram na yëngatu macha allah donc moo tax activité bi ñuy def ni samedi c'est pour rek nit ñi génn seen kër def tuuti sport mais en même temps dañuy jàllal ay messages pour prévention encore ci cancer donc vraiment am na njëriñ ci ñëpp ci xale yi aussi parce que dañuy favoriser ñi ñëw en famille parce que xale yi teel leen informé moo gën
donc depuis cancer bi xëy xale na yi benn laaj foofu bu ndaw rapidement cancer bi xëy na buñ ci boolee xale yi ci prévention bi day wane ni kon mais dal xale yi bu baax. voilà donc dina yee xale yi dina leen woon aussi comportement yu baax. très bien parce que aujourd'hui boo xoolee même xale yu ndaw yi sax léegi bëriwul lu ñuy yëngatu defatuñu sport ñu ngi ci seen téléphone yi ci seen tablette yi ñu ngi ci jeux vidéo yi même xale bi bu buggee def activité sportive bëriwul ay infrastructure gox yi terrain de jeu yi terrain foot ak yooyu bëreetul ku bëggul football amuloo feneen fooy def activité trottoir yi boo buggee dox place amatul yëpp dafa encombré amatul espace vert boo xam ne di nga mun a dem tranquillement oto du la mbëkk charrette du la mbëkk ak yooyu yëpp pour nga mun a dox sa dox donc voilà environnement wu nit ki yëpp moom la ñu war a organiser de telle sorte que nit ñi mun a def activité physique di yëngatu et te loolu c'est à tous les âges xale bu ndaw bi adolescent bi tey adolescent yi ñu ci bëri defatuñu benn activité physique dañuy lekk yoo xam ne dafa riche ba ëpp trop de sucre trop de dafa niin dafa saf suukar voilà donc loolu xale bi habitude yooyu lay jël di ko continuer su màggee te déjà loolu moom baaxul donc activité physique bi baax na ci ñëpp même mag ñi donc personnes âgées yi 3e âge ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo parce que activité physique baax na ci ñëpp le 23 place bi fan la départ bi ministère de la santé la à 16h arrivée bi place du souvenir donc am na benn circuit ci biir Fann après dañuy arrivé ci place de souvenir bi foofu aussi dinañ def tuuti activité tuuti animation ci affaire au cancer ak ci ay mouvements et tout pour alors mais bu ñu génnee un peu ci biir Ndakaaru wax ci sensibilisation bi est-ce que tey yéen médecins yi en tant que association bi ngeen taxawal nga bokk ci ndax da ngeen dem ci dëkku kaw yi da ngeen dem ay Mbege ay Mbaxiis ndax dem ngeen Cilmaxa dem ngeen Ñaaxeen ndax dem ngeen Rong wala Ngéej ngir nit ñi mën a comprendre que ni voilà donc suñu association am na ay membres fépp ci Sénégal toutes les régions yëpp am nañu ay membres donc bépp jigéen buy def métier docteur voilà ñu ngi ci région yi te ñu ngi def activité sensibilisation bi activité communication donc yooyu yëpp am na mi ngi jàll wàcc ngeen ko mu ngi jàll ba ku ci ne nga am information ndax booy xool ñu nekk réew tax am na tuuti information mais bu dee ñu ne ci sama mbokk mi nekk Cilmaxa wala Ñaaxeen wala sax Touba mën naa ba xëy na du am yenn information yi ci da ciy baax ngeen di ko fexe ba information bi jàll yan mooy ngeen utiliser ci wàllum communication da ngeen koy awale ci réseaux sociaux yi wala ci réseaux sociaux yi exactement dañuy utiliser réseaux sociaux yi peut-être nu ñu koy defee moo doyul dañ koy def mais doyul voilà foofu moom suñu association xam na ne message yi jàllul suffisamment donc ñu ngi ciy liggéey pour xool avec technicien wu marketing communication tout ça nan la ñuy def ba gën a fësal kii bi message yi ak di joxe conseil population bi donc loolu moom ci suñu plan d'action bi moom am na bokk na si yan message ngeen di génne ndax fii booy xool dañu nekk ay africain am ay réalité bu sa bopp méttee nga dem ci benn Baye Jang ci koñ bi wala benn Baye Fall wala ko sant Mbóoj mu daal di def ay mbir jox la ni la voilà est-ce que bu dee mbirum cancer amul ko demoon na ci benn sëñ Jeng mu defa benn reen xëpp ay poudre pëndax jox ko muy naan fekk na xëy na cancer moo ko jàpp yooyu est-ce que am ngeen ci ay cas yu ngeen mën a gis pour gën a wax ak askan ñu gën a bàyyi xel loolu bëri na parce que par exemple le cancer du sein mën na nekk juste benn comme picc bu sew ci ween bi nga daan dama taab ak picc tàngoor laat loolu mën na ko def nit ki nag ñu ci bëri de dañuy commencer noonu dem ci koñ bi ñu jox leen ay reen ñuy naan di ko taf ci wen bi et tout ça boo dem am na ku fa am fit ku fa nekk benn waaye bu sant Jeng bu am fit lu ñëw mën na koo faj si am na ñu bëri dañ koy wax même ci télé bi da nga leen di gis dañuy ne ñoom yëpp la ñuy faj yëpp la ñuy faj donc loolu vraiment
peut-être am na part de vérité dinañ faj ay feebar mais dafa laaj ñu gën koo gestu. D'ailleurs am na division médecine traditionnelle ci ministère de la santé. Donc c'est pour montrer que système de santé bi mu ngi koy jël en considération. mën ko organiser aussi. Voilà ñu gën ko organiser. Mais ku nekk rek jóg ne man nii laay fajee lii man nii laa koy fajee ku nekk sa façon. ah amul dosage yoo xam ne dañ ko harmoniser. Ainsi de suite donc vraiment man daal li may conseiller bépp jigéen loo xam ne da nga gis sa yaram lu amul woon. demal nga faju demal kër docteur wala ci sa sage-femme. dina la jox ay conseils yoo xam ne pour rek mu bañ a nekk début cancer par exemple. nga traîner rek di tardé ba affaire bi léegi kenn mënatu ko faj. mais est-ce que tey am nga xëy na benn natt maanaam benn xëy na baromètre boo xam te ne bii da ngeen wax ni pourtant dem cancer bi ñi muy faat mi ngi ëpp ci région telle ndax Dakar xëy na fi la hôpitaux yi ëppee. yomb na nga xëy dem ci hôpital bi la gën a jege wala poste de santé bi ñu xool la. mais bu dee dëkku kaw yi ñun kaw yi poste de santé xaw a sori. pour nga dem am accessibilité ci poste de santé bi dafay jafe. kooku tamit yan méthode la war a mën a am bu fekkente ni pour mu dem gis benn médecin faaw mu daw ay kilomètres yu baree te du am moyen de transport. kooku lan la mën a am beneen moyen bu ko mën a remplacer le docteur pour mën a teel a comprendre li ko dal. bu fekkee am nay technique. c'est ça loolu moo tax c'est comme lu ñuy wax consultation prénatale rek. dañuy wax jigéen ñi tout le temps. ñuy jege seen poste de santé. am na ay case de santé am na poste de santé bi am na foofu infirmier wala infirmière. am na fa sage-femme boo xam ne. au moins kooku moo lay gën a jege. très bien kooku daal. boo fa demee dina xam exactement. dina la consulter xool li nga war a def. très bien su dee moom mënu ci dara dina la ne demal ci beneen. par exemple à l'hôpital dina la orienter. wala peut-être aussi mu laaj ay examen yoo xam ne ay rajo wala analyse. pour mu gën a leer ci moom. voilà su ko defee moom dina xam. lan la war a jox comme garab. wala ay conseils. alors bu dee tey picc bi nga wax sànq ni mën na ko tàmbalee. bu dee ci weenu jigéen ba dara. est-ce que dana def yaram bu tàng wala doo yëg dara. pour mu am benn information bu ndaw. bu kenn ki soxna si war a teel a comprendre ndax fi ne ñuy àddoon yi boo dee am na koo xam tey loolu mi ngi ci moom. mais xamul. mën naa boo ko expliquer dina xam am tuuti benn information. xam ne ci moom lan la exactement est-ce que am na ay signes couleur wala. looy yëg ci yaram. am na ay signes. loolu moo tax sax ñuy wax jigéen régulièrement dafa war a toog xool yaramam surtout xool ween yi di ko observer ba xam ndax amul lu changé ci der bi mën na am dafay changé par exemple cancer bu demee ba avancé gis nga deru orange bi nu muy mel der bi mën na mel noonu donc léegi déjà loolu ça veut dire que cancer bi déjà yàgg na mën na gis aussi au niveau ci ween bi bu daf ko war a comment on dit palper lamb. voilà mën na fa gis comme xeer. wala donj. donc mën na nekk bu sew. après mën na yokku et tout ça donc. moo tax ñuy wax toujours ñu koy lamb ba xam. ndax amu fa loo xam ne daal. lu ci bokkul. voilà lu ci bokkul. donc autopalpation boobu. ñun dinañ ci wax aussi jour manifestation dinañ ko wone sax. dinañ won carrément jigéen bi. nan nga war a def. pour détecter. loolu. tous bi aussi mën na am luy sotteeku foofu loo xam ne daawul am. et cetera maanaam ngay xool. bu baax observer. est-ce que am na loo xam ne daawul am. lu ci bokkul daal. lu ci bokkul bu normalee day normal mais boo gisee mu commencé am lu ci bokkul. voilà commencé teel a seetlu sa yaram. exactement. très bien alors ci côté plateau médical bi. ndax booy xool tamit Sénégal wax ji bari na nag yéen a ngi sonn loolu yéen médecins yi sensibilisation. mais est-ce que tey boo demee lu mel ni rong toog naa fii kelo à la rajo émission kaddu askan wi. mu am ku ma fa wooyee ci rajo mu ni. foofu pour nga am dem hôpital jigéen sax bu tolloo diggante pour mu am doom dañ koy yëgal ci charrette. daw moom ay kilomètres. est-ce que kooku tey plateau médical bi ci Sénégal fan la toll pour même bu autopalpation bi amee. ba nga xam ni cancer am na est-ce que matériel bi tax ñu mën laa teel a saytu. est-ce que àgg na ci Sénégal ban degré fi ñu toll nii. non manqué na.
manqué na kon loolu problème la. parce que am na ay communes yoo xam ne amaguñu équipement yooyu. am na ay dëkk yoo xam ne amul poste de santé. Chaque fois ci télé bi di nga gis ci information di nga déglu population yuy kaas amuñu poste de santé wala amuñu sage-femme amuñu infirmier dañuy obligé di dox ay dizaines de kilomètres pour mun a faju et cetera wala peut-être enclavement bi aussi maanaam ñoom fu ñu dëkk ñàkk yoon voilà yoon bi aussi baaxul bu ñu buggee dem ci beneen structure de santé wala amul fa rajo amul écho amul mënuñu def analyse et tout ça bu ñu buggee def loolu il faut ñuy dox lu yàgg wala jël oto bu sori di def ay kilomètres pour loolu donc vraiment des na donc système de santé bi mu ngi def ay efforts l'État mu ngi def ay efforts les collectivités locales population yi aussi communautés yi yaa ngi dégg chaque jour ay communautés yuy cotiser ba tabax ay structures de santé postes de santé hôpitaux et tout mais des na donc côté boobu moom Sénégal am na encore ay efforts yu bëri lu ñu war a def su ko defee ki nekk Kédougou mun a am même fajo bi que ki nekk Dakar parce que c'est pas normal muy jógee foofu di ñëw di def ay 400 kilomètres wala 700 kilomètres pour mun a def benn voilà yenn examen yi wala bu buggee aussi faju am na ay faju yoo xam ne radiothérapie et tout ça yoo xam ne yooyu foog nga ñëw capitale bi loolu kon problème donc loolu moom plateau médical bi c'est des problèmes analyse est-ce que aussi yéen da ngeen ci bind des fois en tant qu'association bu ëmb les femmes médecins du Sénégal est-ce que da ngeen bind gouvernement naam sax xam na ko mais nag dolli ko pour accélérer un peu la cadence pour mu bàyyi xel plateau médical bi ñun bokk na ci suñu mission yi maanaam ñun dañuy jàppale politique de la santé nationale donc la politique nationale ñun lépp lu ñu def action bu ñu def rek loolu moo ñu tax a jóg mooy pour ñëw pour jàppale état bi ci effort yi muy def parce que moom mu ngi def ay effort mais mënul def yépp donc ñun dañu ne en tant que professionnel de la santé et en tant que femme am nañ encore tuuti énergie wala tuuti jot boo xam ne dañ koy may population bi pour gën a voilà yokk seen bien-être ak seen santé donc loolu bokk na ci suñu mission suñu association et aussi entraide entre membres yi diggante membres yi dañuy solidarité am na solo aussi parce que ñun suñu métier tamit dafa xaw a metti donc solidarité bi daf ñuy jàppale donc entre ñun aussi dinañ jàppalante sur divers plans très bien voilà alors mais bu rombee mbirum matériel est-ce que am na aussi ay cancérologue yu doy ci réew mi doyul parce que dafa mel ni réew mi yow médecin nga xam nga ci dara li manqué dafa bari ci réew mi bu ne gynéco ñu ni manqué na pédiatre ñu ni manqué na généraliste bu dee généraliste yi ñu ni manqué na c'est ça maanaam daanaka branche boo xool ci médecine bu Sénégal dañ naan la bari na ay manquement mais rawatina nag fii ngeen toll bu fekkee cancer li muy faat bari na ci àdduna bi Sénégal am na ci wàllam mais aussi gis nañ ni dafa manqué ay cancérologue loolu tam fu ngeen toll yéen médecins yi pour mën a topp yenn branche yi lan la exactement problème d'abord sax bon ñun souvent dañuy reprocher ne ñun par exemple dañuy bañ di dem ci région yi à chaque fois dañuy ne waaw jigéen docteur jigéen yi bu ñu leen affecté ay Kolda bu ñu leen affecté ay Kédougou ay Bakel ak yooyu dañuy bañ lu tax donc tout le temps dañu koy reprocher lu ngeen tontu ci loolu ci tuuma lu ngeen ci tontu donc loolu am na wala amut surtout spécialité yi am na wala amut boobu tuuma am na lu tax man si suma bopp dund naa ko parce que déjà yow jigéen nga am sa famille am say doom alaaji aussi il faut ñu si la bokk il faut ñu toppatoo ko alaaji daal mooy problème bi quoi donc c'est pas facile aussi nga am yenn spécialité yi nga jàng ba nekk docteur jàngaat yeneen 4 ans wala beneen 6 ans pour am spécialité donc spécialité boobu pour nga liggéey ko correctement dafa laaj ay matériel yooyu boo ko amulee ci région yi mais doo mun a def correctement sa liggéey donc équipement yi voilà yenn équipement yi dafa manqué ci région yi donc loolu tamit ci cause yi waa problème la ci la bokk aussi dañuy wax motivation parce que déjà ñun suñu salaire moom ci wàllum koom-koom
dañuy ne vraiment médecin bi ni ñu koy fayee doyul ça suffit pas. boo nekkee spécialiste en plus docteur Boli Diop di ko wax. waaw syndicat des médecins oui daf koy kaas chaque jour. et puis dañu bëgg aussi boo nekkee spécialiste nga am suffisamment de motivation. encore plus boo demee ci région yi. très bien. parce que foofu déjà la plupart du temps da ngay bàyyi sa famille da ngay sori sa famille da ngay def ay sacrifices yu bëri pour mun a nekk foofu auprès de la population matériel yi nga soxla pour liggéey aussi il faut que nga am ko sinon da ngay ne yow peut-être li nga fi nekkee amul njëriñ finalement. parce que booy liggéey ci amuloo matériel bi nga liggéey. voilà ay loxo donc loolu c'est un tout environnement bi yëpp. bu ñu nekkee ci conditions yi normalement. war nañ dinañ ko def. peut-être duñ fa nekk tout le temps. mais au moins pendant quelques années. à chaque fois dañuy ne docteurs yi il faut ngeen dem ci région yi ba am certaines années. nga mun a dellu si waat Dakar. mais bu fekkee ne sa famille mu ngi fii. ça demande beaucoup de sacrifices. parce que pour dëggal li ngay wax ba ki démb am na benn rencontre bu am diggante le ministre de la santé Diouf Sarr ak ordre des médecins du Sénégal. ministre bi wax na ko nee na plus de 30 000 médecins yi ñu am. seuls 24% ñoo ci nekk ordre Dakar. ci 30 000 et quelques yi. 24% kese ñoo ci génn Dakar. kon lépp dana ko regrouper ci biir Dakar. loolu nag benn problème la aussi. est-ce que loolu tamit dana yombal soxna yi ci xeexum cancer gi. loolu lan la ci mën a am impact aussi. dana metti. y a pas que aussi spécialistes yi. parce que prévention bi. ñëpp mën nañ ko def. très bien et prévention bi aussi. du rek docteur yi. ñi nekk journalistes yi dañ koy def. prévention bi. maanaam di jàllal message yi. comme nii. voilà di def ay émissions. au niveau communautaire et cetera. donc sage-femme yi aussi am nañu seen wàll ci prévention bi. même à l'école. am ngeen ci bàjjenu gox même jànkalekat yi. waaw bàjjenu gox yi. est-ce que am ngeen ñu ngeen formé pour à la base mën a dem foofu. si ñoom dañuy joxe ay conseils. ci prévention bi. ndax daanaka village boo dem am na bàjjenu gox. voilà même bu nga fekkee duñ ko woowee bàjjenu gox officiellement sax am na fa benn maire bu fa nekk boo xam te ne moom ku jaaxle ci mbirum jigéen ñi moom ngay dem. exactement moom lay conseillé. exactement donc loolu yëpp système bi daal am na nit ñu bëri yoo xam ne. mën nañu jàppale. ci fagaru bi ci prévention bi ak ci jàllal message yi voilà. mais médecin bi effectivement am na wàllam. donc il a son rôle et surtout ci prise en charge bi. donc au niveau ci structure de santé yi. et aussi au niveau communautaire maanaam ñu sumi suñu blouse yi dem ci population bi voilà di jege population bi ak loolu yëpp ci suñu métier la bokk. très bien est-ce que tey ci sensibilisation yi ci wàllum cancer bi est-ce que amoon na caravane bu génn dem dans les régions. pour fekki askan wi. bañ a yem Dakar rek tout court est-ce que amoon nañu lu mel noonu. si ci région yi am na ay comité yi fa nekk ñiy organiser sensibilisation au niveau des différentes régions. très bien voilà peut-être wanewuñu ko suffisamment. ci médias yi. voilà mais am na ay activités dem ci gox bi rek c'est bien quoi parce que dem ci benn diwaan benn gox par exemple tey bu demee fu mel ni Mbëllëxe. wala fee nga xam si moo di Labgar. wala Dooji. lu mën di xew dana fekk waa dëkk ba daañu dem ba am information bi. exactement mu doon benn information locale ci zone bi. kon loolu am solo la. mais beneen mbir bi est-ce que am ngeen i partenaire yéen médecins yi wala yéen waa LISCA wala yéen ñi xeex mbirum cancer. am ngeen i partenaires yoo xam te ne bi day mën dimbali ci mbirum matériel bi. plateau médical bi xëy na. wala dimbali leen ci ay financement ndax tamit ku ne xam ne traitement cancer dafa cher. dafa cher daanaka lu metti la est-ce que am ngeen ay fonds ay partenaires yoo xam ne ñu ciy jàpp. am na ay partenariats. très bien yu am. par exemple ñun ak association des femmes médecins. ci activité bu ñuy def nii samedi. dañ ciy ànd ak Centre Noflay par exemple. ak yeneen sponsor luy liggéey Centre Noflay. Centre Noflay centre la bu nekk fii Dakar Liberté 6 extension. day jàppale jigéen ñi pour wàññi tuuti seen stress. donc dafay joxe ay activités yu bëri am na sport. am na nutrition rééquilibration de l'alimentation di nga def yoga dina def ay massage dina def soin du visage et cetera donc ak aussi ay causeries yoo xam ne day dajale jigéen yi di waxtaan ci ay thèmes société voilà
donc centre bi vraiment loolu mooy liggéeyam. pour xool parce que partenariat ak yéen pour mën a. voilà donc ay fonds am na ay ticket wala genre pour mën a def ay diagnostic yoo xam te ne bi boo amee kenn ko am xëy na feebar bi ba mu commencé ko bëgg a gañem am ngeen ñu ko mën a jàppale di ko mën a suivre. bon loolu defaguñu ko. mais dinañ def par exemple ay espèce su marrainage. par exemple ñu gis benn cas. ñu daal di woote. ci association yi. suñu bos ak yeneen association am nañu partenariat ak sage-femme yi infirmières yi. ak LISCA ak ay entreprises et tout cela. donc dañu ne cas diw lii la soxla. très bien urgent. ñu daal di def collecte. mën ko jàppale. def enveloppe dem jox ko. macha allah donc voilà système boobu par exemple. ay exemple la. boo xam ne dinañ essayer régler ay cas. yu urgent. te loolu am na sax ci suñu biir. ci médecin yi sax am na ay cas yoo xam ne ay cancer la woon. ñu daal di jóg ñu ñëpp ku nekk cotiser. pour mun a faj suñu collègue. très bien donc am na ci ñëpp lay touché daal. waaw parce que sénégalais la sénégalais bi bu ko see ba dal ko ku ci ne kus bu ci ne lay laal. voilà mën na laal te traitement bi dafa cher wax nga ko mën na laal sàmmkat mën na laal. ñëpp lay laal bi ñëpp lay laal. très bien kon faaw kon ñu teel a taxaw mais bala ñu jeexal mu ñàkk a tudd aussi sa spécialisation. ndax bu ñu waxee ni da nga doon nutritionniste. alors tey mbirum jëfandikoo ñi sant Fall ak jàng xam nañ ko xéewal bi mbirum lekk moom lan mooy place am ci xeex lu mel ni jàngoro cancer. am na ci place bu baax parce que am na façon lekk yoo xam ne. dina waxuma dina tere cancer am mais dina ko dàq. voilà donc. yan façon lekk la yooyu day baax ñu xam ko de. voilà waaw ndax am na par exemple bëri na moom bëri na ñun suñu façon bu ñuy toggee par exemple. bu ñuy togg dañuy jël dëwlin bi. chauffé ko ba mu saxaar. ba boo ci defee par exemple jën bi walla soble bi ba mu ne cas. ba mu def bruit ak mu saxaar. cas boobu waaw. baaxul. dëwlin bi warul tàng baal ma taxawal ba saxaar. taxawal tuuti kon ñi jigéen ñi toggee. teg cin li sotti diw li jékki-jékki ni benn affaire cas mu ni cas. boobu moom baaxul. nga boobu mooy indi. ay éléments yoo xam ne boo ko lekkee. day yokk cancer. kon cas kon danger la. danger la. waaw moo ko ci kaw. boobu benn exemple la. am na aussi ay façon yu bëri yu ñuy dolli ci lekk bi. façon bu nekk. yi nekk ci mbuus yeeg ci sachet yi yëpp yu ñuy jënd boutique. ay produits façon bu nekk la ñuy jël. bii day doore bii day safal. bii day indi lii bii tomate la voilà. bii nangam ndawal la. yangam nangam lii gën yàpp la bii jën la. lii gën. nga dem marché jënd sa lépp loo xam ne. lu bees la. yu frais. épices yu frais moom ngay toggee donc moom lay conseiller jigéen ñi ñëpp. beneen bi mooy lu ñuy lekk ci légumes. bëriwul. waaw fii de bari na ñu bari seen boolu ceeb wala lu mu mën di doon fa li bàyyi yenn fa ñu koy bàyyi légume bi dañ koy décorer après ñu bàyyi ko foofu ñu sànni ko alors que légume bi mooy indi ay vitamines ay minéraux ay fibres alimentaires yoo xam ne day dàq cancer. légume bi baax na. macaat bi aussi baax na trop. macaat bi ko defee baax na. li fa nekk yëpp. mais day dàq cancer. c'est une bonne nouvelle Dakar bi moom Dakar baa ngi foofu. Dakar bi bisaab bi waaw. ak limon bi ak yeneen ak yeneen bisaab bi yëpp voilà yooyu yëpp baax na. wallaay ndeysaan. donc mais kon ñu wàññi aussi dëwlin bu bëri bi. mais pourtant cancer war naa mën a génn Sénégal ndax Sénégal dañu bëgg macaat. waaye du ñëpp mais ñi ko bëgg c'est bien. ak aussi fruits de saison yi. maanaam bu fekkee ne saison mango la. ñuy lekk mango parce que du cher. bu fekkee ne saison ditax mu ngi commencer. chaque jour ñuy màcc ditax. loolu tamit day dàq cancer. mais est-ce que li nit ñi xam nañ ko. nit ñi xamuñu ko peut-être sama genre yi ñoo gën a ñoo war a gën a génn. di wax ci télé yi di wax ci rajo yi di wax fu nekk nit ñi màcc leen seen buy. xooj leen seen bisaab bu leen ko baxal nag. ngeen koy naan. moytu sucre bi. moytu suukar bu bëri. moytu aussi xorom bu bëri. yooyu yëpp baaxul.
ak naan ndox aussi ok bu baax naan ndox bu bëri waru xaar ba mar naan soo ko naan voilà très donc bien toute en la tout cas journée. dégg naa ci ay nouvelles yu am solo Mathiat gi moom maa ngi jot message ni xaati gars yi naan mais vraiment nouvelle bi moom ajoon tasaare bu baax a baax c'est très important bu dee Mathiat gi dina dàq cancer moom mais nag waxuñu ba am diw diw ak gi ko wàññi bu baax aussi waa diwlin bi wax naa Di ko ñu wàññi wàññi bu Di ko baax wàññi bu diwlin bi baax. et puis lépp luy xob waaw yi feuille comme salade feuille verte boo mën a lekk ko bisaab bi dañuy bëggëj waaw bëjëg kon baax na yooyu moom baax na trop day dàq cancer bëjëg bi baax na ni kon bëggëj bi moom bu wàññil xorom si rek bu mu am xorom bu bëri mais boo nee bëjëg sant Fall jàpp ne suul bokk na ci aussi mbaa suul tam doon dàq suul cancer aussi baax na netetu bi macha allah très bonne nouvelle vraiment netetu bi baax ah mais yéen war ngeen di wax de voilà xob yi aussi am na ay lekk yu ñuy togg ak kii bi mbuum xob yi mbuum moringa nebedaay bi nebedaay bi wala sab-sab bi nebedaay bi baax na trop waaw parce que bu ma nee nebedaay am na ñu ko xam bu ne sab-sab ca Kajoor ñu koy woowee sab-sab ca Kajoor ok moringa nebedaay bi moom mooy turu loo ci mun a togg rek togg ko lekk ko ok aussi xobi pataas xobi ñambi yooyu yëpp am na ñu koy kon da nga bëgg ni kon mboroxe baax na trop aussi laalo buy bi xam nga xobu buy bi laalo nguy bi excellent ah bon donc loolu moom mu ngi noonu mais yooyu yëpp ñun day dàq cancer mais kon vraiment ñun kaw ka waruñu am cancer kon normalement parce que dañuy lekk ci ay wax na mbuum ko. di ko lekk ci ay cere baase waaw di ko lekk ci ay mbuumu saab-saab yooyu nga wax mais léegi dañ ko xaw a bàyyi lu tax loolu ñu koy ah xoolal moom lañ doon ndékkee avant waaye mais léegi mburu lañ bëgg waaw wax nga dëgg de moo yàq lépp ñu ne cere bi léegi bëggatuñu ko oh là là lekk boo ànd ak mburu moom la ñu bëgg waay vraiment pombiteer bi bu ànd ak dëwlin bu bëri ak xorom donc loolu mooy tax yaram loolu mooy kii bi c'est le lit du cancer loolu mooy favoriser survenue cancer yi parce que yaram bi li mu soxla woon pour nettoyer lépp li bon ci yaram bi di éliminer déchets yi léegi amatu ko voilà donc légumes yi xob yi déchet moo bari moom voilà au lieu que mu xeex déchet moom li mu jël ci ay déchets moo bari merci déchets yi dafa bari amuñu léegi luñ koy éliminer très bien voilà ok mais tey benn waay sant Fall romb forox caay bi jël ci ba fees kooku mbaa du yokk cancer yàpp bi moom gars yi ko bëgg de yàpp bi moom am naa benn copain boo xam ne si fu mu romb forox caay laaj pas chaque jour ah bon waaw ko lekk danger la waaw tous les jours dafay bëri dafay bëri bu fekkee ne nag dafay def sport chaque jour encore garaawul tane na quoi tane na mais chaque jour bëri na parce que yàpp bi dafa bëri cholestérol voilà et déchet am aussi boo xasee ba mu rees waay day créer ay déchets yoo xam ne yooyu boo ci lekkee chaque jour dafay ëpp day créer cancer ba tey dafay ëpp baaxul voilà baaxul alors vraiment waxtaan bi am na solo ci sensibilisation yi fi nañu sant Fall ak Gaye kontaan nañu lool ndax tudd nga fi ay mbir yoo xam ne seen mbir la ca baax na ci cancer gi mais dana ci baax mu am benn dernier mot boo xam da nga ko yëkkati ci yoo xam xëy na laajuma la ko ndax ñun tamit mu ñu laaj yi am solo yëpp ci wàllum santé mu ñu ko laaj ndax duñ ay spécialiste dañuy jéem rek góorgóorlu jéem a génn yéen yi nga xam te ne bi ñu ngi koy dund ak moom tey ban message ngay jox askan wi ci moment bi ñu toll ndax tamit octobre rose gi mi ngi tàmbalee sori bu ñàkk am benn message personnel en tant que professionnel de la santé boo jox askanu Sénégal maanaam fagaru moo gën faju wér na faju bi dafa cher faju bi léeg-léeg da ngay bëgg a faju comme ni nga wax sànq dafay sori doo am fooy fajoo ah donc vraiment di fagaru ñëpp la concerné xale yi jeunes yi jigéen ñi góor ñi mag ñi ñëpp la concerné donc maa ngi woo population bi ñëpp ñuy gën a dugg même gis nga ñëpp actuellement dañuy dugg ci réseaux sociaux yi xool leen information yu baax yi nga xam ne day permettre nga bañ a am cancer nga prévenir cancer bi te di ko def parce que yooyu moo gën a accessible di yëngatu chaque jour muy en ville muy aussi en milieu rural foo mu munti doon activité sportive bi moom yëngatu bi moom ñëpp mën nañ ko d'accord lekk bi aussi ñu def ci attention na sell
na sell mais nañ yokk légumes yi ak fruits yi di naan ndox bu bëri bu doy chaque jour di moytu xorom su bëri diw bu bëri suukar bu bëri donc yooyu yëpp day déséquilibré yaram bi nan bàyyi yu neex yenn yi suukar ak yu mel ni ki noonu waaw si neex bi sax c'est parce que da nga ko tàmm torop xale bu ndaw dañ koy commencé di ko tàmbal suukar bu bëri baaxul donc peut-être neex na fii ci gémmiñ bi mais day yàq donc loolu mooy déséquilibré yaram bi te cancer loolu rek la yàkkamti fi yaram bi déséquilibré rek foofu lay ñëw mu commencé dugg muy màgg vraiment mbégte la ñu amoon pour dalal la waxtaan yi macha allah neex na waxtaan nañu ci loo xam ne dafa relax mais ànd ak njàngale yu xóot yu bëri ndax li ëpp solo mooy soxna si xam ndax booy xool kër yi soxna yoo ko yore ci wàllum togg rawatina comme que mbirum lekk gi dafa am solo ci xeex feebar yi rawatina cancer ci bu ñu waxee togg ak diwlin soxna yi togg ñoo war a gérer yooyu xam nañuy togg xam du ñàkk dana am benn bis ngeen organiser benn foire bu mag boo xam day doon sensibilisation mu dem ci ay région ci ay département ci ay commune ci ay village fekki soxna yi dama wax jàngal leen togg de waaye ñaax leen ci xam nu ñuy toggee ndax ñu bari jàpp na ni li fekk diw gi teguñu ba mu sens nga jël ni cas mu saxar foofu yëpp jàpp nga ñuy toggoo te pourtant ñu yàgg dañ koy wax même diw boo xoolee sax dañ ko ciy bind del moytu mu tàng ba ëpp na tàng rek yem ci bu ko def moom kese tout le temps na ànd ak dara cin li bu ko defee day dindi yenn kii nga wax noonu nga xam du nekk lu cancérigène alors en tout cas ñu lay gërëm bu baax docteur Valérie Ndiaye ngay médecin nutritionniste waaye itam membre du bureau de l'association des femmes médecins du Sénégal ñu lay gërëm bu baax a baax di ñaan fekki weer bu ñu toogaatee fii waxtaanee mbirum cancer fekk mu wàññi ko bu baax a baax gërëmaat mboolem soxna yi nag xeex bi ngeen sumb ci octobre rose bi gërëmaat aussi ñi ngeen ci àndal seen i partenaires yaakaar naa ITV E-Media ñun ñëpp ay partenaires lañu ndax moo tax li am tey ngir jàppale soxna yi ak mbirum paju gi gërëmaat la bu baax a baax gërëmaat équipe technique bi nekkoon ci ginnaaw gërëm ñu doon bàyyi xel ITV incha allah ba ëllëg ci beneen sujet ci beneen kënu askan beneen invité jaa ngeen jëf illa li xa jërëjëf merci